xibaar yi ci RFM. xibaar yi ci RFM. benn waxtu daj na fépp ci biir réew mi bisimila ci xibaar yi digg njolloor gi asalaamaaleykum. Papa Ngagne Ndiaye. li ci gën a fës ñaari fan yi ñu génn li fi wàcc ci taw ak loraange yi mu jur bari na ministre de l'intérieur fu ci bari nag amal na fa ay tànki nemmeeku fii ci ndakaaru ci biir réew mi itam rajo Futur Media demal nañ leen fa fekk fa suñu correspondant yi ñu wax ñu ana lan moo xew foofu ci mbënd mi plan Orsec bi gouvernement bi sumb gaaw bi ñu génn ñetti milliards yi ñu ci war a tàbbal fileek waxtu yu néew dina doon lu jàppandi loolu ministre de l'intérieur moom moo ko fësal. mbas mi démb dibéer ñaar fukk ak juróom-ñaari nit ñoo ci amee feebar bi benn nit moo ci ñàkk bakkanam ci jamono jooju sax la ñuy dégg ne am na benn garab bu ñu ne mën na ci dara leeral yi di ngeen ci dégg soxna Awa Mbaye lu jëm ci xibaar yi bitim réew Georges de ca Diop lañ ci fas yéene àndal Georges maa ngi lay nuyu ana lan moo ci gën a fës. li ci gën a fës Papa Ngagne Ndiaye gannaaw bi ma la fayee moo di juróom fukkeel ak juróom-ñaareel bu sommet bu CEDEAO ca Niger lañ fay waxtaanee bokk na ci situation politique ak kaaraange gi ci biir Afrique de l'Ouest waaye dañ fi yëkki itam lu jëm ci wàllub Mali ca waxtaan wa élection présidentielle ba ca Guinée Conakry fas yéene am fukki fan ak juróom-ñett ci weeru octobre Cellou Dalein Diallo déposé tey ci suba dossier de candidature am ca kanamu cour constitutionnelle da ngeen ko dégg moom njiital UFDG ci candidature am ak féewaloo gi nga xamante ne jamono ji nemeeku nañ ko ci kujje ga. jërëjëf Georges de ci Diop ñi ngi xaar nga dellu si atalal ñu ko lu aju ci xibaar yi tàggat yaram yi Malal Junior Diagne lañ ci fas yéene àndal Malal maa ngi lay nuyu ana lu ci gën a fës. maa ngi laa fay Alaaji Papa Ngagne gën na ca fës jongante Afrique yi jëm ci wàllu football ci Ligue des champions ci équipe yi député bi di Seydou Diouf daal di kon jàppale Teungueth FC di équipe dëkk ba mu fekk baax jox leen kon lu toll ci juróom ci million ngir seen waajtaay. Tako Fall doomu Sénégal bokk na ci ñi gën a njool ci basket ci mim réew guddi yuñ toll ni ma ngay dox ci tànki deux Sagana Diop bi geneen basketteur sénégalais ci NBA ndax sénégalais bi ak équipe bu boobee di Boston Celtics ña ngaa dëkkante ak équipe ba nga xam ne moo gagné woon daaw googee championnat di NBA basket. jërëjëf Malal Junior Diagne yow itam ñu xaar la nga dellu si yaatalal ñu xibaar yi tàggat yaram yooyu lu aju ci Coro News di xibaar yi mbas mi soxna Binta Diallo moo ñu ko fas yéene yaatalal lu aju ci yéenekaay yi Mamadou Mohamed Ndiaye dina ci dikk ak ñun point de vue di gis-gis ñuy waxtaanee mbënd mi tolluwaayam ak lan moo war a mën a doon ay saafaraam nes tuut mbokk yi ñu dikk ak yéen ci yaatal gi. Papa Ngagne Ndiaye. ni ñu ko waxee mbokk yi ci bopp xibaar yi jëwriñ ji ñu dénk wàllu biir réew mi di Aly Ngouille Ndiaye mi ngi naqarlu ñi seen bakkan rot ci mbënd mi te di leen ñaanal gannaaw loolu itam am na ay nemmeeku yoo xam ni def na ko lu jëm ci plan Orsec bi gouvernement bi indi itam wax na lu jëm ci koppar yi ci war a dem nee na fileek ay waxtu yu néew dina doon lu jàppandi dañuy déglu ay kàddoom ak Salimata Aw. ñi ngi koy xayma eggalaguñ yaakaaroon naa ne démb danañ ko àggal mais xam nga bii plan Orsec bi dafa touché réew mi yëpp. parce que réew mi tey bari na ci dëkk kër région yoo xam ne yii moo gën a touché yeneen ni waaye yëpp la ñu laal tey boo xoolee li ëpp ci ndox mi ngi am région de Fatick du région Dakar li ëpp ci ndox actuellement parce que ci la ñu am soo kon 216 millimètres on a plus de 200 millimètres à Palmarin nga xam ne île bu ndaw la y en a également d'autres Joal démb dafa feesoon dell 164 millimètres on est obligé pomper nañ ko ba mu wàññeeku Thiès également bari woon na ndox parce que demoon na am ba 124 millimètres Dakar également bari na ndox parce que bari na ci point yoo xam ni c'est plus de 100 millimètres mais yooyu rek laa limee 14 régions yëpp moom la taw bi laal. région bu ci nekk gouverneur am def na envoyé li mu soxla envoyé na ay besoins donc yooyu yëpp la ñuy xool pour éviter li ñuy wax redondance maanaam jël loo xam ne li niveau central laajte na ko niveau régional laajte na ko ñu koy def dépense 2 fois donc loolu moo tax service ñi ngi ciy liggéey am na yaakaar ne tey peut-être dañ ko mën a stabiliser xam exactement. ministre de l'eau wax na ma léegi nii dina am ci kër yu mu dem déjà pour jot a jaale notamment ñi nga xam ne ñoo ñàkk seen bakkan ñu leen di jaale également parce que métti na am na ci ay xale am na ci ay mag parce que lépp am na ci li nga xam ne li moo am muy conséquence taw bi depuis peut-être maintenant 3 ou 4 jours am na également Cambérène loolu lépp am na fa mais en tout cas danañ ci taxawu leen parce que tamit loolu mooy suñu rôle loolu la ñuy xaar ci ñun.
lu jëm ci koppar yi war a dem nag ci plan Orsec boobu li ci doon wàllu ndakaaru dina war a toll ci 7 milliards ak genn wàll ki ko xamle di kilifa gi ñu dénk ONAS di Lansana Gagny Sakho moom yemul foofu lu aju ci collecteur bu Hann Fann bi loolu nag ne dinañ ko defar ci weeru janvier gi ñu dëgmal lu war a toll ci juróom-ñetti fukki milliards moom ne dinañ ko ci def moo nekkoon ganu RFM matin ñu teewlu ay kàddoom ak El Hadj Ndiogou Diène. koppar yi ñu war a dugal yëpp ci plan Orsec xamaguñu ñaata la waaye Dakar moom xam nañ ko bu ñu sukkandikoo ci directeur général bu ONAS Lansana Gagny Sakho. buñ ko évaluer tey ci Dakar région de Dakar rek laa wax on tourne autour de 3 à 4 milliards de francs CFA buñ ko évaluer noonu rek plan Orsec bu doon suñu sago dootul am mais situation bu exceptionnelle bu mel nii foog plan Orsec am parce que dañuy dépasser parce que lii wàcc ci ndox kenn xalaatu ko woon ci ñun. ci la yeneen régions yi nag ni ñu ñëw tey wax lan la ñu soxla bu ñu boolee yëpp nag defe naa la ñu mën a xam plan Orsec bi lan lañ koy évaluer. moom njiitu ONAS xam le ne mbënd yi ak jafe-jafe ter yi askan wi di dund gannaaw taw yi li ko waral moo di ne xaar ñu woon taw yu ni toll teewul nag nee na am na matuwaay yu am solo yoo xam te ne yàgg nañ ko jël ngir fàggu mbënd yi li ci mel ni opération yi doon amal ñoom waa ONAS. lu weesu mbënd yi lii di collecteur Hann Fann jur tiitaange gannaaw mabb yu muy faral di mabb bi ci mujj sax am ca waagu ñaay semaine bi ñu génn wante nag Lansana Gagny Sakho mi ngi dalal xel yi ci ne ci lu yàggul dara daañu tàmbali liggéey bi. sore nañ ci trop ak kenn bu ci yàlla àndee mooy suñu bëgg-bëgg balaa mois de janvier liggéey bi ñu commencé ko mais sore nañu trop ak kenn ci liggéey bi collecteur Hann Fann bi. dëgg la li nga wax la riverains yi sax wax nañ ci dañu sonn ci muy daanu ñu def dañ ko war a defaral bu yëpp moom rek pas-pas lu ñu am pour jafe-jafe yu am yëpp ñu mën ko faj mais collecteur Hann Fann suñu sago mooy mois de janvier liggéey bi commencé nañu wax lay jar ci koppar li ñu ci war a def ak yooyu ndax yem na xaalis bi. on tourne autour de 90 milliards de francs CFA. laata loolu nag ñi dëkk ci wetu collecteur boobu nga xam te ne am na lépp juróom-ñaar fukki at di ñaan nguur gi jëli matuwaay ci ni mu gën a gaawee laata jëye di fay am. mu doon jëwriñ ñu dénk ONAS Lansana Gagny Sakho la woon ci jokko bu mu doon seq ak El Hadj Ndiogou Diène ci RFM matin ci wàllu mbënd mi la ñu des ba tey dem ca Thiès foofa itam li daal Ndakaaru moom moo leen daal ñoom plan Orsec la ñuy sàkku ne ñu nag ñu gaawee leen ko ndax fépp foo xam ni quartier la ca Thiès rek mën nañ ñi fi mu ne loru na ci ndox yi waaye nag ndeem jotaguñu loolu ci li ñuy yor ci seen loxo ne dañ ci def seen kéemtalaay kattan Cheikh Anta Diop. ndox mu bëri wàcc fii ci diwaanu Thiès ba léegi am na quartier yu bëri yoo xamante ne kër yi ndox yaa nga fa. quartier yëpp a inondé. fii amul réseau. ONAS amu fi. ay ndaw ay jigéen ñoom ñëpp nag ràngaayu nañ ñu fekk leen fii ci Ngent ci poste de santé bi ñu gis ne ndox mi daa fees dell ci biir saal yi ku ci nekk yaa ngi def sa liggéey ngir ndox mi génn. Moussa Konaté membre du comité de développement sanitaire poste de santé Ngent. ndox mi li muy bëri poste de santé bi mosul am ndox noonu bu Ngent donc dafa jóge ci mbedd mi dugg ci kër sage-femme bi noonu la duggee ci biir salle yëpp suñu pagage yëpp dafa yàq yu bët yëpp a tooy donc sonn nañ trop dem fii la ñu nekkoon nettoyer lépp li nga xam ne moom mooy poste santé bi ñëpp ñoo ni ñenn ñi gis ne canal yi dañoo fatt Mamadou Ndiaye gis ne li gën a yokk mbënd mi fii ci quartier yu bëri ci diwaanu Thiès moom mooy canal bi nga xamante ne liggéey yi àggul ñu ngi ko sumboon ci chantier de Thiès yi woon. canal baa ngi nii ko chantier de Thiès yi la woon xeex dafa moom laa la dafa eggul chantier de Thiès yi tali bi fële nee la si ko soof pont bi canal la moo war a egg nii ñu azoté ci ko fële si canalu Ngent bi mais malheureusement xeexu Ablaye Wade bi ak Idrissa chantier Thiès yi eggul moo tax Ngent gépp yi inondé Ngent ngi nii kër Maam Alaaji kër yi kaw Sara fee indi Petit Thiali loolee problème. plan Orsec nag waa Thiès war nañu koo am loolee la góor gi xalaat. plan Orsec baax na kay mais ñun bénéficié wuñ ci actuellement ni fii ci diwaanu Thiès quartier yu bëri dañu feesoon del ak ndox waa sapeur pompier yi ak ay ndaw yu takk woon duggoon nañu ci kër yi doon ŋàcc jamono yi ne am na kër yoo xamante ne amatuñu ndox waaye nag waa Thiès nee nañ ñi ngi xaar ñu jox leen seen wàll ci plan Orsec bi. RFM Thiès Cheikh Anta Diop. la Thiès wax daanaka lu ni mel loolu la Kaolack di sàkku foofu moom li ci doy waar mooy ca Ndiafat am na ci benn ndaw bu toll ci ñaar fukki at ak benn moom dafa caa ñàkk bakkanam tax na ba ki nga xam ne nag mooy gouverneur bu Kaolack di sàkku ci jëwriñ ji dénk wàllu dem bi ak dikk bi ak kilifa ak Ageroute ñu fexe ba li nga xam ni mooy jaarukaay booba fa nekk te ndox mi yàq ko lool ñu jël ci seen i matuwaay dañ ciy ànd ak Alioune Badara Mbang ci micro Ibrahima Diamé. fi xew nag jot nañ ko remarqué parce que boo commencé fële ci yoon wi nga xam ne à 4 kilomètres de
Passy ci yoon wi gis nañ ndox mi ni muy ñëwee ak doole ak ni muy traversé pont bi ak ni fi muy génn pour dem ci géej nga xam ne yoon woo defar bi moo baax rek tali bi mais bu defar bi baaxuloon ba noon heure bii duñ yegg si fii sax parce que ba noon yoon bi dana ko dagg te xamul fii Transgambienne la ñii jëm Gambie ñii jëm Sokone nag ñii jëm yeneen dëkk yëpp fii la ñuy jaar ak ku jógee foofu di dugg Kaolack tu es obligé nga jaar ci yoon boobu gis nañ aussi yenn jafe-jafe yi ba bi ñu yegsee ci dëkk bi aussi gis nañ fi nga xam ne nii fa la accident bi am accident bi fi mu am wax dëgg yàlla mën na dal ku ne parce que ñun ba ñu fay jaar rek léegi ni mu mel te na ngeen ne démb gënoon na fees kooku yàlla moo lay musal rek mais mën nga bañ a gis fi mu nekk xale bi nag li ko gaañ wax dëgg yàlla mën nañu wax ne dafa mel ni ku seyit parce que mbokkam la doon dimbale dëkkandooram la doon dimbale di ko amatal fasam ba lii dal ko ci ñu ñaan yàlla rek suñu borom xaare ko aljana fay ko yéeneem vraiment may xolu muñ aussi ay waajuram léegi nag liñ ci war a def rek mooy wax naa léegi ne danañ jokkoo ak ci le ministre bi nga xam ne tout ce qui est transport en commençant par Ageroute bi nekk fii ci région bi bu ko defee yoon woowu ñu def fa li ñuy wax garde-fou. foofa la ñuy des ba tey ca bët Saalum ndax ca Nioro Alassane Tall foofa ca Foundiougne ñoom nag li ñuy ragal ñoom béykat yi mooy du ñu deqi lu baax maanaam seen mbéy ren mën naa doon loo xam ne lu gëll góose lay doon li ko sabab nag moo di lu toll ci téeméeri hectare foofa ndox mi da koo nangu loolu nag tax na ba ñu ngi ciy sàkk ku leen ci wallu Serigne Bousso lañ ciy déglu ci micro Aminata Goudiaby. dañu am jafe-jafe si taw bi passé parce que ndox bi dafa bëri te dañ dëkkee si wale bu ñuy wax jaabong defe naa ñoom baatu yëpp xam nañ ko booleem tool bu nekk foofu tey ndox mi nangu na ko ndox mi lekk na ko yàlla nag mooy dogal xam nañ ne yàlla mooy dogal tool yu bëree bëri yàqu nañ fi ay lu mat téeméeri hectares yoo xam ne ñu ngi ci biir ndox mi fi mu nekk nii pour nga dugg fa sax mënoo ko ndax boo duggee sa tànk bi day raw lu ñuy wax ngiro loolu ngay def du nag du dara du fa xam ne mën na fay dugg fi mu nekk nii lu mel ni Kër Malick Fodi seen tool yaa ngi ci Kër Maama Lamine seen tool yaa ngi ci Pakala ci Daaru Gayaan gu ndaw ñoo ñëpp seen tool yi fi mu nekk nii lu téeméeri hectare yàqu na fii si commune Nioro Alassane Tall ñu ngi yaakaar it di tallal loxo it gouvernement bi nga xam ne moo ñu yëlif waaw nga xam nañ lu ju coobare wante nag lu yàlla dogal la wante nag ñu ngi ci sàkku ndimbal ndax Sénégal du Dakar rek Dakar a ngi yuuxu ay inondation waaye ñun itam am nañ jafe-jafe yu métti te ñu néew doole lañ amuñ dara te lépp lu ñuy am ñun ñoo ko utal suñu bopp kër yi am na yoo xam ne ndox mi daf ko nangu ba seeni borom ñu ngi ci biti te ba léegi mu ngi continuer taw. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. Y'en a marre nañu ko waxee woon noonu lañ ko defee déposé nañ plainte bi ñuy clamé commissaire bu Jëppal li ñu koy tuumal nag mooy dafa am ñenn ci ñoom ñoo xam ne daf leen doon mitital loolee moo tax ñu porté ko plainte ca ba ñu doon dem ca bërëb ba nga xam ne mooy makkaanu Orange doon fa déposé benn bataaxalub ñaxtu Aliou Sané la ñuy déglu ci micro Mohamed Ali Mouba. comme ni ñu ko annoncé woon mouvement Y'en a marre déposé na tey auprès du président de la chambre d'accusation près la cour d'appel de Dakar benn plainte bi nga xamante ni def nañu ampliation à monsieur le procureur général et puis ak toutes les organisations de défense des droits humains yu nekk ci Sénégal plainte bi nag c'est contre madame Aïssatou Ka bi nga xamante ni moom mooy commissaire u Jëppal ak bépp agent bi nga xamante ni le 1er septembre bokkoon nañu ci ñi nga xamante ni dañu brutaliser violenté ba pare arrêté leaderu Y'en a marre yi ñu doon yóbbu ñu commissariat bu Jëppal tey ñu fa pendant 24 heures te teguwul ci yoon parce que violé wuñu loi commettre wuñu benn infraction te en fait il dégluwuñ ñu sax parce que koo jàpp nga koy toppee dara da nga koy déglu mu am enquête waaye dégluwuñ ñu sax ñu bàyyi ñu fa ñu fanaan fa ba bërset ñu bàyyi ñu ne ñu toppeewuñ leen dara ndax defu leen dara ñu jàpp ni nag Y'en a marre lii en tant que mouvement pour l'exemple et sur le principe dafa war a déposer plainte pour que dans le futur benn citoyen sénégalais du doon victime de agissement inhumain jóge ci suñu police wala ci suñuy force de l'ordre. ca Ndar la ñu jëm ak coordination bu étudiant yu université Gaston Berger ba fa nekk ñoom nag nanguwuñu tàmbaliwaat njàng mi ci ni ko kilifa yi bëggee li ñu bëgg daal mooy ñu waxtaan ba lépp li nga xam ne dañ ko tegoon ci seen taabal mu nekkoon seen ay seen ay càkkutéef ñu wutal leen ci saafara loolu moom mooy seen yitte ñoom étudiants yi nekk foofa lànk nañu daal ne du ñu dem jàngi dañ ci ànd ak Mohamed Nabi Silla.
étudiants yu université Gaston Berger bu Ndar ñoom nag nangooguñu dellu ci classe yi leen ndax nag proposition goo xam ni kilifa yi amee université bi jox nañ leen ko def doonut loo xam ni d'accord gum nañ ci waaye ñuy firndeel bëgg-bëgg goo xam ni am nañ ko ngir waxtaan dox seen diggante. Mouhamadou Moustapha Diouf yor seen kaddu. plan de reprise bi tey àndul ak loo xam ne tey day garantir intérêt pédagogique gu étudiant bi étudiants yi nga xam ne muy 11 700 étudiants yi ñoo ñu jox seen kaddu pour ñu waxal leen parce que tey jii nii plan bi nga xam ne tey jii nii administration bi proposé ne ko loolu tey àndul ak li nga xam ne day garantir intérêt pédagogique gu étudiant bi mais base bi tey xamal nañu ne tey jii nii université Gaston Berger bu Saint-Louis dafa nekk ci benn situation boo xam ne dafa particulière moo tax base bi tey invité ñu tey ñu dem sur le table de la dialogue. Encore une fois tey jii nii coordination des étudiants de Saint-Louis pare na tey pour waxtaan pare na pour diisoo xalaat parce que tey ñun ñëpp ko war a xam tey jii nii issue combat bi dafa dépassé suñu ay statut de syndicaliste issue combat bi dafa dépassé suñu ay statut d' administrateur tey issue combat bi institution bi muy université Gaston Berger de Saint-Louis lañ war a préserver. njàng mi dooragul ci bërëb boo xam ni li ñu ñàkk ci tàng dafa bare lool ndax nag année scolaire bi daanaka li mu demoon barewul mbas mi egsi ci réew mi RFM ci Ndar Géej Mohamed Nabi Sila. ca Koungkané la ñu jëm ak tiis bi nga xam ne moo fa amoon ci baccalauréat bi kii di benn candidat bu doon def bac te ñàkk bakkanam at mi na baccalauréat ba te sax jeexalul li nga xam ni moom mooy épreuve ya alors nag nekk tiis foofa moom Djibi Sadio lay wuyoo ca Koungkané la amee woon Abdoulaye Diallo lañ ci àndal ci leeral yi. dem si yàlla Djibril Sadio ne woon candidat ci baccalauréat bu ren ji te mu faatu ci biir examen bi ca Koungkané moom dem si yàlla ji la ñu déclaré ne admis na ca boobu examen Mbaye Mbow mi nekk proviseur lycée bu Koungkané fu ji bi doon jàngee moo koy seedeel la. waaw dem si yàlla Djibril Sadio de moom yàlla def na ni moom am na bagam ak mention passable. alhamdulilah am na bagam malgré que jóge na fii na waaye am na bagam te li fi gën a doy waar mooy moom jeexul bac yëpp donc mën nañu jàpp ne daal am na bac ak 270 points. ndax aussi bi ñu defee délibération bi def xanaa saytu yi li ko manqué woon pour mu am bac au premier tour juróom benn poñ la woon machine bi moom moo ko proposé d'office pour ñu repêché ko. Jibi comme ni ko ay jegeñaalem daan woowee dafa nekkoon ab ndongoy daara bu tey yaru te àndoon ak dal ci kaddu proviseur Mbow. donc moom élève bu nekkoon jàmbaar la wax dëgg yàlla bu nekkoon jàmbaar bu bëggoon jàng pare am yar wax dëgg yàlla am na yar trop lycée bi ñëpp dañ ko bëggoon station bi professeurs yi élèves yi nekk ay moroom ñëpp dañ ko bëggoon. fàttali ne aljuma ji weesu la Jibi daal di génne àdduna te dee bi fekkoon ko muy def examen bu baccalauréat ci ngoon si la waroon dellu si ngir jekkali épreuve SVT bi mujjee woon ci biile examen waaye jaam ak pexeem yàlla ak ndogalam RFM Kolda Abdoulaye Diallo. Dexaméthasone ngeen jàpp ko bu baax mooy garab boobu nga xam ni dafa bokk ci njabootu corticoïde moom nag la ñu xamle ci àddina bi ne am na lu mu mën a fàcc ci li nga xam ni mooy Covid 19 bi fii ci Sénégal nag ñoom ñi ngi koy xool jàpp nañu ne sax ci fi ñu ci toll gën am nañu ci yaakaar du ñu def lu dul ànd ci ak Soxna Awa Mbaye. garab gi di ab corticoïde ay at a ngi nii ñu di ko bindal malade yu bari bokk na ci ñi amee asthme ndax mën naa yombal noyyi bi wala ñi amee feebaru polyarthrite rhumatoïde ndax dafay wàññi mettit yi nga xamante ne moom la ñuy yëkk ci tenq yi corticoïde bi nag bu ñu sukkandikoo ci kuréel gi toppatoo wàllum wér-gu-yaram ci àdduna bi wërngël këpp OMS nee na essai clinique bi tudd recovery di ay xeltu jàngat ñu tënk ko wane ne na dexaméthasone mën naa indil bénéfice bu bari ci ñi nga xamante ne dañoo amee jàngoroy coronavirus taxaw a sonn loolu ndax boobee jàngat gis na ne dina wàññi ñi ñàkk seen bakkan ci jàngoroy coronavirus rawatina ñi nekk Sowétas garab gi jafewut waaye noonu la amee solo rawatina ci waxtu wi nga xamante ne ñu ngi ci mbas mi ndax bokk na ci njariñ yi mu mën a indil yaram di xeex deret ju way ndax boroom xam-xam ci wàllum ko docteur seetlu nañu ne yenn malade yu coronavirus yi bu ñu yeggee ci benn gravité bi deret yi wër seen yaram mën naa def ay lumbu indi jafe-jafe sax ba bakkan root garab gi tamit aay na loolu ci virus ba noppi li kër docteur di tuddee anti-inflammatoire yàqu-yàqu yi feebar bi mën a jur daf koy wàññi façon bu bëri nag am na ci comprimé wala piqûre wala beneen xeetu garab ndax bëri na façon fii nag ci Sénégal service des maladies infectieuses ba nekk ci hôpital Fann ànd ak Institut Pasteur mu Ndakaaru moom itam ne mi ngi jàngat daf xeltu ci xeetu paj moo xamante ne ci corticoïde la ko tënk waaye waxuñu benn yoon tur bi wante ci àdduna bi wërngal këpp dexaméthasone la fajkat yi di gën a jëfandikoo ba noppi ci la ñuy gën a def ay gëstu.
Màggalug Touba ren am na benn comité boo xam ne nag ñu seen xam-xam màcc ci wàllu paj la li ñuy sàkku nag ci kuréel googu mooy ñu fent lu askan wi mën a jëfandikoo ba mën a mucc ci li nga xam ne mooy jàngoro ji ci comité boobu nag mën nañ cee dégg professeur Lamine Gueye waaye itam professeur Massamba Diouf nekk expert ci wàllu santé publique professeur Lamine Ndiaye ak Lamine Ndiaye di sociologue waaye docteur Alioune Mbacké di médecin ci wàllu santé publique ak kii di docteur Khadim Ngom di cardiologue nekk ca Bordeaux ñooñu kàngam yi ñu jàpp ni daal ci kuréel gi ñu seq dinañ ci mën a fent loo xam ne bu ko askan wi jëfandikoo dinañu mën a mucc ci li jàngoroy mbas mi foofa ca màggal gi ren ci màggal gi ba tey sax ca li ñuy des ndax ca Touba ñoom ñu ngi koy waajal ci wàccaay gi fi mu nekk nii ñi ngi ci mu nekk nag ci jamonoy Covid 19 waaye ñi ngi xool naka la ñuy mën a def ba sàmmonte ak digley kër docteur yi reportage Marema Diop. xel mu dal ak xol yu féex rek lañu nemmeeku ci askan wi di yeewoo fii ci diwaan bu Touba ginnaaw gi ñu xamle ni màggal gi moom dina am lu ci ëpp ci ñoom fi mu toll nii kontaan rek lañu def. waaw wax dëgg yaakaar nañ ko lool. boobaa ndigal lu mu doon déglu. màggal gi kay xanaa di ko pare waara rek. te xam ne sëñ Touba moom lépp lu ko waay defal rek doo ko réccu. ngeen koy waajale. nan ko daa waajale. lu ko gën a raw. li jëm nag ci màggal gi waaye sàmmonte ak digle kër docteur ñu ne kenn du leen ci jiitu bu ñu sukkandikoo ci ndongo ñing mi nga xam ne ñu ngi ko fekk ca Ndaamaatu. waaw ñu màggal nu ñu daan màggale dëgg te respecté luwaay di yor masque yi boo demee ba génn boo ñëwee raxasu sa loxo ak ba set ak saabu waaw fooy dem nga yor sa masque dégg nga dandante bi dañ ko waxee. Baye Mbaye moom jàpp na sax ni masque yi dafay daal di rek bokk ci bernde yi. gëléem nga rek masque ba gëléem daal. bu soobee laahu luñ ci man dinañ ko def. cérémonie officielle bi ak yenn karawaan yeeg manifestation yu ñu daan amal muy xumbu tek màggal gi ren moom dañ ko daal di nëgëndiku waaye lu ci ëpp ci ñu tàllal suñu micro dañu jàpp ne loolee yàqul dara suñu màggal bés bi lee. loolu moom yàqu ci dara sëñ bi moom lu mu digle rek noonu la lu mu wax rek noonu a gën. waaw yàqu ci dara. Marema Diop fii ci Touba RFM. RFM bitim réew. xibaar yi bitim réew yi Georges de ci Diop lañ ciy dellu àndal Georges dañu koy daal di tàmbale ak juróom fukk ak juróom-ñaareelu lël bi CEDEAO di mbootaayu réewu Afrique yi di amal ca Niger mu mel ni nag ponk bi ci gën a fës ñu koy waxtaanee mooy tolluwaayu Mali. donte sax ndaje mi li ko tax a jóg moo di situation politique ak kaaraange gi ci Afrique sowu jant waaye daañu addu ca mbir ma ca Mali gannaaw bañ fa jëlee njiitu réew ma woon Ibrahima Boubacar Keïta CEDEAO suspendroon Mali ci ay instance am yëpp gannaaw coup d'état bi amoon fukki fan ak juróom-ñett ci weeru août embargo yu jëm ci wàllub koom boo moyul daañ ko wàññi week-end gi ñu weesu njiitu réewum Côte d'Ivoire Alassane Ouattara waxtaan na ci téléphone ak njiital militaire yi di colonel Assimi Goïta RFI xamal ñu ne transition ba waxtaane nañ ko ndaje ñu ne nag waxtaan wi itam jaaroon na yoon concertation yi nga xamante ne door nañ ko week-end gi ñu weesu ñoom loolee daal dañ ko jàppee ni ab li mën a jëmale kanam transition boobe te jeune yi organisé woon ko CEDEAO bëgg ab transition bi nga xamante ne nag du weesu at te li ñu bëgg ca wàllu woowee moo di njiitu réew ma wala njiital transition ba ak premier ministre am ba doon ay civil. ca Guinée Conakry lañ jëm Cellou Dalein Diallo moom samp na ndëndëm fas yéene bokk ci élection bopp bi xëccoo bopp réew mi. njiital UFDG du boycotté élection présidentielle boobee démb la ko xamle ni candidat la ci élection présidentielle bi fas yéene am fukki fan ak juróom-ñetti weeru octobre gi ñu dëgmal mu ngi yëkki yooyu kaddu nag laata congrès bi nga xamante ne ab partem taxawaloon na ko ngir jàpp ne moom mooy seeni mbër ci élection boobee Cellou Dalein Diallo nekk juróom-ñetteelu candidat bi nga xamante ne fësal na ne dana bokk ci élection boobee app ba nag ngir ñu déposer candidature ca kanamu cour constitutionnel ëllëg talaata lay doon bu minuit jotee Cellou Dalein Diallo nag bëggul xaar ba talaata jokkoon nañoo ak moom sànq ca Conakry jamono jooju mu ngi nekkoon ci yoonu ga cour constitutionnel déposer candidature am. Là, je suis sur la route de la Cour constitutionnelle pour déposer. maa ngi nii ci yoonu conseil constitutionnel ba laa nekk di dem ngir déposer sama dossier de candidature ndax parti bi moo jël dogal ni dañoo war a suubu ci yile woote moo waral sunu taxawaay wi te itam fii réew mi toll mënu sunoo bàyyi ak Alpha Condé moo doxal ndax Alpha Condé mu sunu ko ŋàññee ni nu ko ŋàññee ci réew mi
ba ci sax ñaka doon fal doon ko boote ko roggam ci tey jii dañ koo wàccu di ko ŋaññ ak ko xas ngir mu jóge ci réew mi kon opposition dafa war a dugg ci loolu ngir nag liggéey fexe nu ñu indee alternative démocratique ci réew mi dëgg la am na ay jafe-jafe yoo xam ne gis nañu ko waaye li wér tër mooy nanu bindu ba bokk ci yëf yi la ci des nag ci wàllu xeex bi nu yeggali ko ndax loola wareef la te itam dañ ko war a def ndax Guinée moom moo yittewoo loolu fu mu toll nii. waaye li ñu nemee ko jamono ji moo di li sa candidature jur daanaka feewuloo ci kujje gi. non écoutez y a l'opposition est divisée. dëgg la kujje gi dafa xaajaloo ndax ñi dañoo jël dogalu dëmm yu wote yi ñeneen jël dogalu dem ca waaye li wéer te wër mooy dem ca mooy farata léegi nag itam faw nu seet nu ñu defee ba bu ñu jàllee ci deuxième tour bi ñu mën a booloo ndax loola ñu ko war a waxtaanee ataa ñuy sóobu ci élection yi ndax Guinée système bi élection ñaari tour la kon fokk ñu nangu ñun ñëpp ci benn kàddu bu ñu d'accordé nii laataa ñu cay dem ku ca génn deuxième tour rek ku jigi yëpp danañu bootu sa ginnaaw ngir ñu daan kii fi ne loolu nag foog naa ni waxtaan la wudul yàgg te dinañu ci juboo ndax loolu mooy démocratie ndax Sénégal amoon na foofu amoon na ca Côte d'Ivoire kon waa Guinée war nañ ci mën a roy ndax loola itam mooy jëmmal démocratie waaye waxtaan moom foog mu am te dina am. Malal Junior Diagne moo nekkoon ci tekki gi ca Burkina Faso moom élection présidentielle ba ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru novembre la fas yéene am Kadri Désiré Ouédraogo candidat la moom ma fa nekkoon premier ministre jamono yi Blaise Compaoré démb la ko partem tab ci ab ndaje bi nga xamante ne ñu ngi ko doon amee ca Bobo Dioulasso ñi mu fas yéene xëccool nag moo di président sortant bi di Roch Marc Christian Kaboré ak ki gën a fës ca kujje ga di Zéphirin Diabré. George ca Amérique la ñu jëm foofu moom téere yi ngaañ kii di Donald Trump mu ngay gën di bari. te ñaari weer ko ta des ñu egg ci élection présidentielle ba foofu ca États-Unis avocat président ba woon di Michael Cohen moom ëllëg la téereem bi di génn ñu ngi ko duppee disloyal mémoire RFI xamal ñu ne Michael Cohen foofee ŋàññi na bu baax ki nga xamante ne moo di njiitu réew ma Donald Trump jàpp ne du wax dëgg te itam day tricher naka noonu itam ab escroc la fraudeur te dafa raciste itam doon ab intimidateur téere googee nag yaka jiitu jëm fan yu ñu weesu moo di benn téere bi nga xamante ne ñeesu Donald Trump moo ko fësal ak ki fi nekkoon itam conseiller di John Bolton. ñu ngi lay gërëm bu baax Georges Déthié Diop mbokk yi mu nekkoon xibaar yi bitim réew yi ñu daal di nag dikk dal ci xibaar yi tàggat yaram. RFM Sport. Malal Junior Diagne maa ngi lay nuyu. maa ngi la fay Papa Ngaye. ñu daal di dikk nag ci Ligue des champions africaine Tëngéej ci FC am na ndimbal lu am solo loo xam ni bàyyeekoo na ci ses députés yi nekk ca Tëngéej. député booba Seydou Diouf la wuyoo juróom ci million la yëkkati jébbal ko équipe ba war a teewal Sénégal ci Ligue des champions africaine ji te moom muy député dëkk ba te loolu tax nag mu daal di sóob loxoom ci yëf yi mais loolu daal da ko def rek ngir kon jàppale na waaye itam wane exemple ji ngir yëpp jaar ci yoon Abdou Diouf Senior moo ci indi xabaar. ngir jàppale ko ci coupe d'Afrique bi nga xam ne dafay dem Tëngéej FC daal dinay jot ndimbal lu jóge ci Seydou Diouf ki nekk député ci assemblée nationale daal di leen di jox enveloppe bu toll ci juróomi million moom mi nag muy sàkku ci yeneen doomi Tëngéej yi ñu def lu ni mel. man fii laa ko waxee woon ma ne leen menez votre combat en responsabilité mais surtout tournez-vous sur la préparation de la coupe d'Afrique. ma jëloon engagement ne je serai à vos côtés dinaa leen jàppale dinaa mettre à votre disposition une subvention de 5 millions bu Tëngéej soxla amul parti politique amul dara tey am nañu fi nekk yor ay ndombo tànk ci dëkk bi nañu ñëw gunge xale yi ci fi ñu jëm man appel boobu laay lancé. bokk ci coupe d'Afrique nag dafa laaj nga am ay koppar rawatina jamono ji nga xam ne nag jàngoro ji di coronavirus dafa nekk ci àdduna bi lépp loo doon def dafay yokk bu ñu sukkandikoo ci Babacar Ndiaye di président bu Tëngéej FC. test corona rek c'est 50 000 francs fois 40 jours c'est 2 millions nga war ko def 2 fois par semaine dañuy dem coupe d'Afrique ak 0 match compétition 0 match officiel bu ñu dellu see tamit dinañ toog minimum 1 mois ba 2 mois di xaaraat championnat bi démarré nga war duggaat beneen hivernal loolu sax defuñu ko ci budget bi donc mbir mi nag mënoon nañ jooy forfait ñu ne Tëngéej dañu bëri wax mais bi yoon dañuy ñëw taxaw ndaxte daaw bi ñu leen ne lii mënul am lu nekk dégg nañ fexe nag ba stade Ngalandou Diouf nekk ci yoon ngir Tëngéej FC man fee dalal ay ganam lii mooy bëgg-bëgg bi nga xam ne Babacar Ndiaye daal dina koy xamle. defar stade bi ñu homologué stade bi nag mooy defar vestiaire yi defar ko mu rafet ba nga xam ne douche day am chasse yi day am ba nga xam ne Tëngéej mën na mën seetaan coupe d'Afrique am fii loolu la ñuy ñaan ba pare mairie bi jox joueurs yi à partir du 15 septembre 2 heures par jour parce que machine bi pour taal ko yombul. ci fàttali nag Tëngéej FC ak Jaraaf bu Dakar ñoom ñooy ñaari équipe bu Sénégal yi nga xam ne ñoo war a teew ci compétition africaine yi RFM Rufisque Abdou Diouf Diagne. Malal Junior dañuy daal di wax ci Ligue des Nations Italie ak Pays-Bas war a laale tey ci ngoon. muy joŋante bu gaa yi xaar
yooyu dañoo uutee na ñuy doxalee italiens yi dañu di équipe yoo xam dañuy taxaw ci ginnaaw di la xaar buñ la jekkoo yoxosu la di kat taxaw ci waxtu nan woo xam ne waa Pays-Bas ñu dañuy kon jël yéefe di ko doxal muy am job indi njaay ju biir ju sax joo xam ne bu dakkut mbir mën na ca am kon googee jongante dinañ ko xaar ci ngoon tey jii war ci xaaris itam Bosnie war a laale ak waa Pologne ñii di waa Israël jongante ak waa Slovaquie Norvège moom war naa laale ak waa Irlande du Nord. ci wàllu basket mu kii di Tacko Fall nag am na maanaam taarix du ko gaaw a fàtte ci play-off. waaw ndax danoo topp ci tànki de Sagana Diop moom équipe am boobee ci wàllu play-off yi ndax suñu toll ni ña nga ci ñaareel bi demi-finale jëm ci conférence est gi ñu gën ci gindiku ak Soda Thiam. Boston Celtic bu Tacko Fall jamono ji nag tolloo na ci victoire lu jëm ci demi-finale conférence bi sénégalais bi nag ñu jàpp ni mi ngi topp tànku kii di Sagana Diop bu ñu sukkandikoo ci Matar Ndiaye di directeur de l'opération ca SID nekkit président bu Sibac. Sagana mooy premier sénégalais bu egg fi gën a sori ci championnat bi après moom c'est le deuxième c'est Tacko. Tacko xaw na mel ni Sagana ndax ñoo bokk position seen apport ci défense bi c'est presque similaire il gêne énormément Tacko est 2 fois plus grand donc a encore plus d'atouts leneen li muy indi tamit mooy en attaque day am capacité wu jël un maximum de rebonds offensifs mais bon li gën a jar a wax mooy Tacko am na ay qualité au-delà de sa grande taille aussi en termes de mental. naam taxawaayam bokk na ci li koy gën a jàppale Tacko Fall tamit am na chance nekk ci équipe bu mag bu NBA Ndongo Ndiaye conseil bu président de la République nekkit ancien international bu basket moo ni waxee. ni rôle bi muy joué Boston nag bokkut ak ba Sagana daan joué mais quand même mi ngi góorgóorlu te nekk na ci équipe bu mag boo xam ne équipe bu am ambition la te léeg-léeg ñu dugal ko pour des missions spécifiques. naam bokkul ci joueurs yi ñi gën a utiliser ci équipe bi waaye fi mu àgg ak équipe am ci compétition yi dina doon lu baax ci li des ci carrière am bu ñu sukkandikoo ci journaliste bu RTS bi di El Hadj Thierno Dramé. am na avantage moyen expérience la te bu ko boolee ak ay qualité physique am même bu fekkee ni que Boston proposé ko contrat bu dëgg xëj na ëllëg si biir beneen équipe dina ko proposé na gën a góorgóorlu rek xëj na après dinañu gis benn Sénégalais bu joué li nga xam ne mooy finalu NBA. juróomeelu jongante gi war a dox si diggante Celtic bu Tacko Fall ak Toronto Raptors dañ ko amal ci guddik altine jàpp talaata. tawarkal Papa Ngagne. jërëjëf Malal Junior Diagne ñu gërëm la bu baax. ñu daal di dikk daal nag ci Coro News muy xibaari mbas mi soxna Binta Diallo lañ ci àndal. lu jege fanweeri million doomu aadama ñoo am feebaru coronavirus ci àdduna bi lu jege juróom-ñeent fukki junni doomu aadama ñoo ci faatu ñi nga xamante ne nag ñoo am feebar bi bu bees dafa mel ni dafay gën a yokku ndax coronavirus bi dafa mel ni dafa dellusiwaat ci yenn réew yi nga xam ne yaakaara woon nañu faj nañu feebar bi ba mu jóge fa ñi ko wax nag mooy waa coronavirus EPP OMS nag nee na ñu mu gën a gaawee nañu fexe nañu contrôler feebar boobule boo demee ci États-Unis feebar ba ma nga fa gën a wullee ñaay bés bu ne réew Donald Trump bii nee na yaakaar na fii ak novembre dina mën a génnee vaccin fekk ñaari fan rek des ci élection présidentielle ba foofu ca Amérique bilan bi noonu la diise itam ca Inde mooy ñaari réew bi nga xam ne moo ëppalee feebar gannaaw États-Unis bilan bi itam noonu la yéegee ca Brésil 5 million wala sax lu ko jege am nañu feebar bi réew Bolsonaro bi dugg na officiellement ci récession économique maanaam koomam daal dinaa nërmeelu France dépassé na 40,000 doomu aadama yoo xam ni am nañu coronavirus Italie moom tey rek am na 1,000 nit yoo xam ne am nañu feebar bi boo demee itam ca Angleterre naka noonu 3,000 doomu aadama am nañu feebar bi muy lim gu bees itam ca Espagne car ñi nga xamante ne ñoo hospitalisé genn wàll ga yëpp ña nga bàyyeekoo ca Madrid yeneen réew yi nga xamante ni feebar bi fa la gën a méttee bokk na ca Pérou moom mi nga xamante ne ña faatu lim ñu faatu bare na ku ci tegu mooy réewu Belgique Espagne Angleterre Chili daal di ñëw région Amérique latine yi ak Caraïbes am na 40,000 doomu aadama yoo xam ne faatu nañ fa ci Afrique jàpp leen ne jege na si 40,000 doomu aadama yu faatu naka noonu ci Océanie yi 800 ñoo ñàkk seen bakkan Afrique du Sud nag foofu la feebar bi gën a méttee ba tey lim gi mi ngi yokku ca Égypte wàññeeku na itam bu baax ñu ni ci Algérie. Savon de Marseille Alphé seen Kenkeyri AAD Abdou Alima Diop seen savon créole ak seen cuuraay raktak bi rey yooyu ñoo leen di may li ci yéenekaay yi
yéenekaay yi ki ñu ko jàngal tey di Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf àll bu nekk nee nañu la fay ñuul moo fa dim ñàkk gox bu nekk ci réew mi la fa dim ndox moo fa jur joote l'observateur bind ci xëtam mu njëkk ne joote ji taw bi jur ci réew mi dem na sax ba faati bakkan juróom-benni doomi aadama faatu nañu ci réew mi ndax ndoxum taw bi ñi faatu ak fa ñu faatu l'observateur nañu moo di ñaar ña nga dëkk ca Sédhiou kenn ca Grand Yoff kenn ca Kaolack ka ca des ca Pikine ginnaaw raay am na it keneen ko faatu ca diwaanu Tëngéej Libération xëy tëgg gémmiñam di woote wàllu ci ndoxum taw mu bari meeg loraange yi mu jur ci réew mi yéenekaay bi jukki ñu ci xëtam mu njëkk ne am na genn gone gu toll ci ñaari gu faatu ca Grand Yoff am na benn waay bu ñu naan Basirou Sarr toll ci ñaar fukket ak juróom ca tuneelu ginnaaw raay sud ba fa la des benn agent bu Croix-Rouge bu ñàkk bakkanam ci Rufisque am na it ku faatu ca Kaolack ak yeneen ñaari doomi aadama yu faatu ca Sédhiou ndax ndoxum taw mi Libération yamu ca ndax mi ngi ñuy wax ne foo dem ci réew mi askanu boole ak jaaxle ak tonk ngay gis ne bari nay famille yoo xam ne ndoxum taw mi dafa nangu seeni kër ba ci biti lañu fanaan armeel yu Pikine yi taw ba yàq na fa lu bari sëg yi dañoo taa ba néew yi di tëmb chantier yi aju ci Berthe mu di bus rapide transit chantier yooyu ndoxum taw mi mëdd na ko la Sénégal nañu taw yu am doole yi fi wàcce na ci kaw askan wi ak jaaxle gu rëy tumuranke gu mitti ak i ñaxtu yu ne jasar nit ñu faatu nit ñu yàqule ak i nit ñu nekk ci fitna yéenekaay bi nee nañu loolee la ñu dund ci réew mi enquête dina kay mel ne ku naan ñu gëj a gis ak sama bu mu tax nga yaakaar ne sax nay bañ inondation yi ci Sénégal wopp la judul wér mukko góomub deewaale la journal L'Info nañu assainissement bu bon bi am ci réew mi moom la taw yi feeñal ba ñu ne fàng ni góomub ja Abdoul Mbaye ne woon fii jamono premier ministre bu Sénégal ni ñu ci biir yéenekaay bi mu jugee ci gouvernement bi ci la saafara inondation yi noppee doon farata ci réew mi ci enquête dina kay mi nañu fa 2012 bi nguuru Macky Sall di teru dañoo andi woon li ñu naan plan de lutte contre les inondations waaye daanaka fa ñu ko waxe woon fa la yem 750 milliards yi ñu ci waroon a dugal ba léegi kenn xamul fan la dugg laata bi nañu jot na nag ñu lijjanti 750 milliards yooyu ñu doon wax naan dañu koy dugal ci plan de lutte contre les inondations journal bi bind ne rapport bi war a am ci koppar yooyee asamaan si anticipé na ko Le Quotidien nañu yàlla ay ci póotum buur day fóot weer ba mu wow mu taw ci kawam buur waaye di weere waaru weeri weñaat taw yu bari te am doole yi wàcc ci réew mi fan yu génn tax na état baa ngi xuus plan bi ñu tegoon ngir xeexe ko mbënd mi wane na ne mënuta saafara lu bari Sud Quotidien ak Vox Populi ñoom amee beneen gis-gis ci mbir mi mu di ci jamono ji réew mi di tëmbe ak a buuj ak a ball nit ñi di xuus ak a ngacc am ñu ciy faatu am ñu faatu woon ba ñu suul leen di sulleeku ci armée di ndax ndoxum taw mi ki ñu ci yaakaar ngir mu saafara ko di président Macky Sall fi la ne ñukku réew mi ne yàkk bu naqari jël avion am dem Niger ne dafay some ji Sud Quotidien nañu réew maa ngi tëmb njiitu réew mi bàyyi ko fi dem yoonam source waa ne ko ñaaw na ci xare bi capitaine réew mi daw na dawin wu ñaaw yéenekaay bi di laaj Macky Sall lan lay wuti ci réewum Niger lu ëpp solo toog fii ci réew mi lijjanti jafe-jafe yi nga xam ne aw askanam ñoo ngi koy jànkonteel mën nga ci réewum Niger moom président de la République Macky Sall waaye yéenekaay yu bari ñu xëyandool xamal nañu ne déclenché na plan Orsec laata muy dem bokk na ci yéenekaay yi ko bind Le Quotidien L'As Soleil National ak Enquête yéenekaay mi ñu ci dollil ne koppar yi ñu ca war a dugal tey jii ca la ñuy xam ñaata la li ñu bëggoon a xam ci màggalug ren gi xam nañu ko La Tribune bind ko ci xët mu njëkk xamal ñu ne xalifa général des Mourides di Serigne Mountakha Mbacké Bassirou ndigal li mu joxe moo di màggal day am ren màggalug Touba gi dañu koy def Les Échos nañu Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre porte-parole xalifa général des Mourides moo jottali ndigal li démb xam le ne lépp lu Serigne Touba santaane bu laajee bakkan sax des ko cay def waaye xaddu ca damm ndigal li dañu koy jëfe enquête dina kay nañu moom Cheikh Bass dolli na ci di leeral ne màggalug ren gi du am cérémonie officielle. Savon de Marseille Alphé seen kenkeyri AAD Abdou Alima Diop seen savon créole ak seen cuuraay raktak bi rëy yooyu ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. xibaar yi gis-gis. Mamadou Mouhamed Ndiaye ñi ngi lay gërëm bu baax ci yéenekaay yi ñu dikk nag waxtaanee gis-gis tey ponk bi mooy mbënd mi ak ndox mu bari mi nekk ci biir réew mi ci noonu dinañ ci ànd ak docteur Oumar Cissé ingénieur la ci génie civil nekk directeur bu institut africain gestion urbaine waaye itam dinañ ci ànd ak Mamadou Alpha Sané Sidibé Mamadou Alpha Sidibé plutôt di directeur bu prévention ak gestion bu lu aju ci wàllu inondation ci ministère de l'eau ak assainissement Mamadou Alpha Sidibé ñi ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. ñu ngi nuyu itam docteur Oumar Cissé. maa ngi lay fay Pape Ngagne. waaw docteur dañuy daal di tàmbali rek lu aju ci li nga xam ni moom moo xew tey ci biir réew mi ba nekk tiis woo xam ni bu doy waar la te kenn xamagul fan la jëm ci noonu ndax mën nañu teg loxo rek ci lan la ñu mën a sabab ni moo ko sabab ndax mën nañ ci teg loxo ci loolu ni kat njort nañu ne lii ak lii bokk na ci li ko sabab. waaw jërëjëf Pape Ngagne li koy sabab moom da nga naan lu bari lay nekk xam nga waaw ndox am na. kenn ne ndox amul. ndax ndox mi mosu fee am loolu il faut ñu indi firnde yu ko wane déedéet. dama naan maa doon wax sax di ko waxtaan ak Alpha Bom ne ko mais 2012 aussi
maa ngi fàttali 26 août amoon nañ 161 millimètres. kon bu ñu amee 160 millimètres yi wala 140 ak wala 130 dina mën na jur mbënd. wante nag li am na bu ñu amee taw bu nu mel. taw wi moom taw yi ñaari mbir am na ne 2005 wala mu naan sa 89 ba léegi nee nañ taw yaa ngi ñëwaat. buñ naan taw yaa ngi ñëwaat ça veut dire que mës nañoo ñëw. mës na ñëw waaw ca dëgg-dëgg. buñ la fiy waxee ni 1951 1957 atteindre nañu xalaat 800 millimètres par année. te taw yi ngay gis yëpp amul benn at buñ ci atteindre plus de 650 millimètres par année. donte du taw at bi rek moo am solo fii maxima journalier yi am na ci solo maxima horaire bi am na ci solo wante bu ñu dundee lu ñu mel 2012. mu indi fi njàqare ñu nas lu rëy pour mu bañ a amati. lu rëy lu mel nan. lii xam nga dañ ko dund 2005 mu 2005 mu indi njàqare 2009 mu indi njàqare 2012 ñu indi ko mu indi njàqare ñu dajale alal ju bari ci li ñu wax. ak ci li ñu nas. dajale plan bu rëy. ne nañ ko doxalee nii pour mu saafaraw. lenn li may njëkk a métti lu mooy xam nga bu ñu naan wax plan bi fu mu toll man loolu normal la xam nga lu tax. Pape plan dafay am système suivi évaluation boo xam ne doo am na doole joo xam ne yow Pape fi nga toll mën nga xam li xew ci plan bi jarul ñu koy laajte. mais bu ñu demee ba witti at ku ne naan lan lañ ca def lan lañ ci deful fu mu toll. ba ci président de la république di ko laajte. non loolu problème am na. alal ju ne toll ñu ne dañ ko def. waruñu ko jeex. daa war ni fàng daal dafa war non dama ni. ñun ñëpp ci bokkee ñun ñëpp ci askan bi la nekk. gis nga même ñun gëstukat yi. tey jii man sama liggéey doon na gën a yomb bu fekkee woon bu ma nee tapé sama ordinateur rek ma xam plan bi fi ñu toll xam nga plan am ko suivi évaluation bu am doole xam nga suivi évaluation participatif bu ñëpp bokk. bu am doole xam nga lu muy indi. yenn saa yi nga ni bu ma defee lii mu saafaraw nga def ko saafarawul nga réajusté ko. waaw dama ne loolu bu amul xanaa mu war a am évaluation à mi-parcours ñu ne waaw. ca digg doom ba fii lañ toll. ñu mën a rek def si. mais nag fukki at mu def ñaar. loo fi xayma tamit day du ma ne wees la de wante bu fekkee ni jubbanti war na am da ngay jubbanti kooku wees na. donc dama ni man taw bu rëy am na waaw daana am te dina amaat. xam nañ ni ak changement climatique ni jamono ji soppeekoo ci wàllu environnement. événement yooyu dina gën a bari. mën na am sax sécheresse si aussi ñëwaat loolu changement climatique wax. wante jàpp nañ ni nag ñaar fukki at yi wala fukki at ak juróomi yi en tout cas daal taw yaa ngi gën a bari. moo taxoon ñu sumb lu rëy. d'accord loolu ñu sumb nag. booy gis nga Pape bu ma nee lii war a xew lii laa koy defee. man dama doon bëggoon sax man yenn saa dama naan góor gi man bëggoon naa sax gis benn document bu taxaw boo xam ne. dafa mat sëkk ñu ne lii mooy plan décennal. d'accord ak li ci war a am yëpp am ci. ba ëllëg booy xayma. loo ci war a jubbanti ko. dëgg la d'accord dinaa ñëwaat ak yow docteur Oumar Cissé Mamadou Alpha Sidibé moom mooy directeur bu prévention ci ministère de l'eau ak assainissement kilifa gi li ma laaj rek ki nga xam ne mooy docteur Oumar Cissé mooy lan lañ mën a sabab ni moo indi lu mel nii. jërëjëf Pape maa ngi lay nuyu di nuyu docteur Cissé xam nañ ko bu baax parce que xam nañ ne dafa bokk ci Sénégalais yi nga xam ne ñu néew lañu ñuy intéressé wu ci problème inondation ba ci bind ay téere mais li ma bëgg a wax mooy que te loolu tamit c'est constant mooy que xam nga ne ñun suñu dëkk yi liy woowee liy sabab toujours inondation maanaam élément déclencheur bi taw bi la taw nag taw journalière maanaam ci benn bés techniciens yi noonu lañ koy xaymee dañuy xayma benn taw boo xam ne dañuy nekk par exemple taw bi boo ko amee ci bés bi di nga am problème mais li ñu jot ñun ñaare ci lan lañ koy tënk ñoom comment maanaam ci heure lañ ñaare quand même maanaam par exemple dinañ ko teg par exemple ci pluie par exemple ñu ne décennale parce que c'est vrai que ñun fii la plupart du temps ñun suñu projet yi ci pluie décennale lañ koy calé wala ñu ne la pluie centennale alors taw bi ngay jot
bi ñu jot week-end bi du ma ne mosuñu ko jot de waaye gëj nañ ko gëj na fi am Sénégal te loolu bu amee taw yu toll noonu lu presque jéggi dayoo il est évident. et puis fekk fi lim fi fekk itam fekk fi. non fekk fi effectivement les éléments aggravants. voilà. les éléments aggravants ni ñu mën a wax ak élément aggravant. mooy effectivement. peut-être suñu dëkkuwaay yi ni muy tëddee. waaw loolu mu ngi ci. mu ngi par exemple ci occupation. dans occupation zone humide yi te doon wax sànq. yooyu tamit mu ngi ci. yooyu c'est des éléments aggravants. mais ci plan décennal bi ñuy wax justement c'est ces questions là des éléments aggravants la ñuy jël ci programme boobu pour jéem ko saafara. parce que nit ñi souvent dañuy confondre bu ñuy waxee plan décennal ñuy foog ne bon affaire canal dong la non du loolu boo demee parce que damay jël exemple Dakar boo demee Dakar si nga gis ay bassins tey c'est des centaines de familles qui y habitaient ñooñu la ñuy yóbbu ñooñu famille yooyu la ñuy yóbbu Tawfekh yóbbu leen Jaxaay et cetera donc zone humide yooyu dafa toll benn moment boo xam ne mais ñoom rek fi ñu leen yóbbu fi mu ne ndox la ñu am problème muy Jaxaay non loolu laa lay non Jaxaay non xam nga bon bëgguma dugg ci kii boobu mais je sais que aujourd'hui à Jaxaay on peut pas parler d'inondation c'est vrai que dina am ay moment ñuy gis ay flaques d'eau et cetera mais contrairement ak zone yi nga xam ne effectivement ñoom am nañu inondation ñoom xam nañ ne c'est totalement différent boo demoon Alaaji Paate ñoom xam nañ ne bokkuñu dara Jaxaay c'est parce que différent Tawfekh Yaakaar boo fa demee amul inondation aujourd'hui mais li ma la bëgg a wax mooy que ci plan décennal bi dañuy am des actions coordonnées des actions qui se complètent complète mooy lan mooy da ngay def réseau mais avant ngay def réseau habitat ni mu mel nii il faut nga réorganiser ko il faut nga restructurer ko tout à fait su ngay def bassin il faut nga réhabiliter ay zones humides yi amoon et cetera effectivement yooyu yëpp la ñuy def ci plan décennal bi parce que nit ñi dañ koy fàtte lutter contre les inondations ci politique bu président de la République mais def ko ci yomb na mais jëfe ko itam pratique maanaam jëfe ko ci réalisation yi aujourd'hui boo doon def une évaluation physique c'est-à-dire que yow boo jëloon tey voilà sa caméra par exemple tu dis je fais un tour fi nga xam ne plan décennal jaar na ko mais demal Ouest Foire demal Dalifort demal Médina Gounass demal Wakhinane mais tu te rendras compte que plan décennal en tout cas ci volet par exemple gestion des eaux pluviales am na d'accord te plan décennal boobu parce que du Dakar rek parce que souvent on a tendance à dire oui tout est concentré à Dakar non déjà boo xoolee projet 10 villes yi nga xam ne ONAS mu ngi koy réaliser ça concerne 10 villes de l'intérieur du pays donc yooyu yëpp boo ko ci boolee di nga comprendre aujourd'hui que en vérité li ñu dal nii inondation yi dal nii dafa di loo xam ne d'abord c'est une question sous-régionale parce que boo xoolee dëkk yi ñu wër yëpp ils ont connu en fait en quelque sorte même problème bi parce que tout simplement c'est des choses qui peuvent arriver mais liggéey bi ñu def aujourd'hui boo ko doon évaluer physiquement nga xam ne liggéey bi am na lu mu rek déet sëñ bi loolu doy na waar di d'accord léegi docteur baal ma ñëw ci docteur Oumar Cissé docteur dégg nga li nga xam ni moom la Mamadou Alpha Sidibé wax du sax werante waaye xam naa ni moom jàpp ne daal liggéey bi ñu def liggéey bu mucc ayib la donte am na ay bakkan yoo xam ni rot na ci ndox mi donte jafe-jafe yi am na lan nga gis ci loolu yow Oumar Cissé waaw maa ngi rafetlu li Alpha wax ko dama koy wax rek la dara ma ne ko taw yi bi mu ñëwee donte bari na gox yëpp topp sonalu leen ni mu sonalee ñeneen ñi kon lu taw bari te gox bi ni muy tëddee am na ci solo xam nga man lu ma jàpp ci plan décennal bi biñ koy mooñ fekk projet juddu projet 2011 la ci état du Sénégal ànd ak banque mondiale yu bari yi muy Alpha di lim waa projet bi ñoo ko def mais mi ngi judd 2011 tàmbali 2012 projet
comme ni ko Alpha waxee rek plan directeur de drainage dina tax ñu xam fu suufee fu yoonu ndox nekk mën ko saytu ba def fa ay ouvrage ña fa newoon ñu tëral leen fa reloger leen. loolu d'accord ñëpp d'accord nañ ci. moo tax approche bu projet baaxoon. yu bari yu muy lim yu bari yu projet def ma ni bi ñuy mooñ plan décennal dafa fekk projet juddu projet autour de boo ci lire bâtiment yéen ñu ni 40 milliards am na ñu ne demee ba 60 milliards. projet 2012 2019 mais ñu ngi ko nas 2010 signé ko 2011 2012. dafa fekk aussi temps yooyu mu am aussi projet Pikine irrégulier sud moo xam ni waa AFIS di restructuré Pikine irrégulier sud jàmm gën si Kaap Mbaaw ñoom di Thiaroye Gare ainsi de suite. moo tax ma ne loolu jàngoon nañ ñetti mbir. benn xam nañ nan la ñuy reloger ndax ku def jaxaay def Tafoué yaakaar war nga xam ne ñuy reloger léegi. ñaar xam nañ aussi lu ñuy restructurer maanaam même boo fi defoon ay ouvrage am na zone yoo xam ne ni dëkkuwaay yi mel. foofu bu fa ndox ñëwee ndox foofu lay des. donc restructurer. parce que zone ndox la. waaw et puis wala habitat bi moo informel sax. ba nga xam ni foofu mën naa mu piège ndox mi kooku kon mais jàng nañ ni ñuy restructurer. jàngoon nañ ko sax ak daal foor ak fépp mais ñëw ba ci Pikine bi ñu jàng ko. d'accord jàng nañ aussi ci projet. ni ñuy defaree ouvrage yu mujj ay. ñett ñooñu bu ñu dajee man li ma jàpp mooy. bi tàmbalee 2012. plan décennal bi am na phase urgence. gëm naa ni lu ci bari def nañ ko ci phase urgence bi. te gëm naa ni projet bi moom li mu waroon def na ko APIX li ñu waroon def nañ ko. wante dama jàpp ni mën naa am. dañu xaw a nelaw après. ndax bi gox yi traité mooy yi coow li amoon bassin versant yi ba ñu traité ko ba ñu ko traité. fekk taw bi wàññeeku bëgg naa xam bu baax a baax a baax. dañu fogoon ni lépp baax na. bëggoon naa xam bu baax a baax la ca topp. d'accord phase moyen terme phase court terme ak phase moyen terme. d'accord surtout ci wàllu restructuration ak le logement lan lañ ci def. d'accord malheureusement xam naa ni liñ ci def yëpp du la ko mën a wax temps bi moo ñu dab waaye dinaa ko bàyyi rek moom Mamadou Alpha Sané lu mu ci mën a wax rek te du yàgg mu wax la ko. oui en fait li ma bëggoon wax docteur Cissé c'est que effectivement tableau bi muy peindre bon ça peut mais li ma ci mën a wax mooy que boo jëlee le plan décennal. plan décennal li ma ci mën a wax mooy phase d'urgence. la phase d'urgence c'est le budget de l'État. phase court terme ak moyen et long terme foofu la les partenaires techniques et financiers interveniraient. en plus maintenant du budget de l'État. D'accord. Ça, il ne faut pas l'oublier. Okay. Le projet, la mise hors eau de la PIX, plutôt la mise hors eau du PIX, c'est une irrégulier sud, financé par l'AFD, qui applique. Projet vivre avec la coopération britannique et puis j'en passe. Mais c'est des projets qui ont voilà. phase courte. Merci beaucoup. Mamadou nga baal ma rek temps bi moom moo ñu dab xëy na dinañ amaat beneen occasion incha allah di gërëm docteur Oumar Cissé di ingénieur ci génie civil waaye itam di gërëm kii di Mamadou Alpha Sidibé di directeur bu prévention ci gestion inondation ci ministère de l'eau ak de l'assainissement ñoo nekkoon suñu ay gan ci gis-gis ponk bi ñu doon waxtaanee di wàllu ndox mi ci biir réew mi ponk boobu la ñuy jeexalee xibaar yi digg njolloor gi la woon Abdoulaye Diop moo nekkoon ci technique bi Pam nga Ndiaye nekkoon ci waxukaay bi ci réalisation bi El Hadj Ndiogou Diène lañ ci àndal ñu leen di gërëm bu baax nestud incha allah di ngeen ànd ak soxna Aminata Ndaw mu dikk ak yéen ci yëgle yi ak tàgge yi jërë ngeen jëf. RFM Radio Futur Média 94 FM Dakar.